mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen chaîne bi di Tivaouane 24 la chaîne religieuse mbokk yi ñoo ngi leen di ñaan ngeen abonné ci seen chaîne bi di Tivaouane 24 la chaîne religieuse ngeen bës cloche de notification yi ngeen mën di jot yu am solo yi bàyyi ko ci biir chaîne bi di Tivaouane 24 mbokk yi jërë ngeen jëf. ñu ne am na tur ñu bëggoon a xam lan mooy sababu kër gi ndax xamoon nañ la feneen ci beneen koñ ci Tivaouane tey ñu gis la feneen ñu bëgg a xam sabab bi lan la ak bii kan nga ko tuddee. alhamdulilah sant yàlla nag kër gi nag mi ngi tudd résidence Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine bu Serigne Babacar li tax ñu dëkk fi nag ci lu gën a gaaw rek mooy yàlla mayoon nañu kër gu ñu dëkk mu nekkoon fële ci booru raay bi kër gi am na ay 5 ans 6 ans mais ñëpp xamoon nañ ni comme yàlla daf ñoo nattoo ay gan ak ay xamee ñuy ñëw saa su ne duñu dalal mu xawoon a xat tuuti ndax biñ koy njëkk a am rez-de-chaussée la nekkoon année bi ci topp ñu yëkkati ko def ko étage teewul yàlla suñu borom def moo gën a xat ñu sàkk woon ci yàlla rek subhanahu wa taala ci mbaaxu mag mi yàlla may ñu lu gën a yaatu loo xam ni dinañ ko mën a bokk ak askan bi yëpp bokk kook taalibe yëpp bokk kook jullit yëpp fii ci Tivaouane loolu moo sabab ñu utaat beneen kër rek ñëw fii ci corniche bi def ko ngir bokk ko taalibe yi ak askan bi yëpp macha allah. turu kër bi. Serigne Abdoul Aziz Al Amine. sa diggante ak sëñ Abdou est-ce que mën nañu ci ñëwal tuuti ndax dañu gis ni kër bee moo ko tuddee woon bii tamit nga tuddeewaat ko lan moo dox sa diggante ak sëñ Abdou. waaw Serigne Abdoul Aziz Al Amine nag mooy sama turandoo moom lañ ma tuddee bi ma juddoo mu yebal Serigne Pape Malick Sy yàlla na ko yàlla yërëm te yokku leer mu ñëw tudd si ma tuddee ma Serigne Abdoul Aziz Al Amine ma ànd ak moom di nekk ak moom sans élève Serigne Abdou bokkoon na ci ñi ma doon jëndal sax fourniture école bokkoon na ci ñi ma doon jëndal ay yére ndax daan naa dajeeg moom Sandaga saa su nekk wala may dajeeg moom ville mu yëkkati alal ju bari di ma ko jox di ma jàppale ci sama wàllu njàng sama wàllu taxawaayu yére yi may sol bu may jàng lépp daan na ma ci taxaw bu gàmm ma soon a jot tam daan naa fi ñëw di ànd ak sama papa mu yëkkati alal bu bari di ma ko jox jamono yooyu maa ngi nekk xale may nekk ak moom di ànd ak moom ba yàlla suñu borom def bi may commencé liggéey ma ñëw ci moom boobu léegi am na nag 20 ans mu jàppale ma taxawu ma ñaanal ma yàlla ci kàttanam ci barke bi ko yàlla dénk yàlla di ma defal sutura relation boobu nag moo continuer ba mu amoon nag moom relation boo xam ne bu spécial am na lu ma ci mën a wax am na loo xam ne mënu ma ko expliquer ndax yàlla bu la booleeg mag mu mel ni Serigne Abdoul Aziz mënoo lépp loo seq ak moom nga di ko nettali nga di ko wax yàlla boole woon nañu bu ma sañee ni daal Serigne Abdou defal na ma lu ma mënalul sama bopp defal na ma aussi lu ma amalul sama bopp ndax su ma waajur Serigne Abdou moo ko jox tarixa bi moo ko jox sama yaay man mii di wax ak yow Serigne Abdou moo ma jox werd kon donc nit su dee sa wasila jox ko nekk sa wasila bàyyi nekk sa wasila yaay loolu rek doy na ci wàllu spiritualité leneen li ci des nag man ak Serigne Abdou moom ku ne xam na sama relation bi ma amoon ak moom taxawu na mu ci côté bu nekk côté bu Serigne di taxawu taalibeem côté bu maam di taxawu sët côté bu baay di taxawu doom côté bu nekk ci wàllu conseil wàllu orientation wàllu jàppale wàllu wu nit yaakaar ni Serigne war na ko taxawee taalibe rek defal na ko wax dëgg yàlla ci li mu mën a expliquer leneen li ci des nag naa ko sant yàlla rek xam ni yàlla moom ma ko wërsëgale ci barke Serigne Abdoul Aziz Al Amine ma denc ko sama diggante ak moom. lan la gën a marqué ci moom ci dund bi nga dund ak moom ginnaaw bu la jëlee ay fourniture rek jox la wér yëpp lan moo la gën a marqué si dund ak Serigne Abdou nga xam doo ko fàtte moom. li ma gën a marqué nag te gën ma impressionné ci Serigne Abdou mooy doon ki mu doon ba pare nëbbu ko te kenn xamu ko Serigne Abdou ñun ñëpp remarqué nañ ñi ko gën a xam ñi ngi ko xam ci fin wu dundam lañ ko xam dafa jekki-jekki rek peut-être que nit mën nañ nëbbatu mais day am benn certain moment boo xam ni lii nëbbatu faaw mu feeñ li ma gën a marqué ci moom mooy simplicité courage am ak humilité bi Serigne Abdou amoon nanguwul feeñal boppam ba bi ko fi yàlla di waaj a jële léegi mu bari doo ko xam kan moo nekkoon Serigne Abdou loolu bokk na ci ma gën a marqué ci moom. Aziz dama am benn question rek moo bëgg a posé dama dégg quoi mu ni li mu seetlu ci yow mooy mosoo wax Serigne Abdou benn doléance am na ñoo xam di ñëw ci Serigne bi doléance moo leen fekk moo waral ñuy ànd ak Serigne bi loolu yow loolu nga ji toog. waaw li ma mën a wax te mën ko wax mooy Serigne Abdou
yàlla suturaal loolu na ma ci moom ci sama diggante ak moom ba musul woon a xam sama benn soxla bu jëm ci benn nit maanaam musuma ko demandé mu defal ma benn intervention Serigne Abdou musuma wooteel téléphone ngir lu lijjanti suma ay mbir Serigne Abdou musuma booleeg nit pour mu recevoir ma pour lijjantil ma dara du ci wàllu état du ci wàllu leneen Serigne Abdou fi mu ma féete woon moo ma gën a doon loolu yëpp mooy ci suma wàllu yàlla maanaam dama ko doon noppal ci ni ko du ma def dara loo xam ne di nga ko dégg ba di ma ci yedd wala ma ñëw ni sëriñ bi kat dama am lu ma doon lijjanti mu ta ma bëggoon nga dimbali ma ci loolu yàlla suturaaloon na ma sama diggante ak moom ba ñaan yàlla yi ma doon ñaanal yàlla xëy na moo tax aw ma woon soxla ci beneen nit boo xam ni damay jaar ci Serigne Abdou sama relation ak moom relation doom la woon ak waajur relation sët ak maamam ak relation sëriñ pire ak taalibe relation boobu laa amoon ak moom wax dëgg yàlla. Aziz nga nekk koo xam ne entrepreneur ngay liggéey maa ci wàllu économie Tivaouane nekk dëkku taalibe est-ce que am nga yéene am un projet boo xam économique dinañ permettre doomu Tivaouane yi dëkk Tivaouane ñu mën cee jëriñu pour daan seen doole pour mën a am yóbbu seen biir incha allah xam naa ni nag ci yàlla ci mbaaxam xam nga Tivaouane nag di dëkk boo xam ne saa boo fi mëbatee projet économique rek mu am leneen lu mu jur waaye bii yoon nag yaakaar naa ni ñëpp ñoo ko soxla fii dëkku spiritualité la dëgg la waaye itam dafa soxla koom-koom ba tax na am nañ fi projet nag projet industriel boo xam ni maire bi ci collaboration bu mu am ak Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amin ci suñu benn société bu tudd Medinet am nañ projet industriel bu mag a mag boo xam ni fii ci Tivaouane dinañ ko fi def incha allah bi ci jiitu tam am nañ beneen projet avicole boo xam ni commencé nañ construction yi ñu ngi ko fi def pour def fi ferme avicole bu mag a mag boo xam ni lépp lu jëm ci wàllu volaille lay nekk boo xam ni plus des centaines et des centaines de milliers de volailles la ñuy produire fii ci Tivaouane suñu paree lépp la mu àndal fii lañ koy defee incha allah bu demee ba jar ñu ubbi fi sax usine buy defar aliment de bétail dinañ ko fi def projet beneen bi ñu fi am mooy fi ngeen xam ni maire bi dagg na ko mu nekk genre pôle industriel ba fi am nañ fa ay hectares yu ñu fa maire bi jox pour projet industriel boo xam ni usine lañ fi bëgg a def raffinerie carrément ma wax leen ko sans vous le cacher mais nag Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amin moo koy piloté ci société boo xam ni man ak moom ñoo ci nekk actionnaire ñu ngi tudd Medinet incha allah lu ñu fi bëgg a def mooy raffinerie bu mag boo xam ne nii dafay méngoog ay raffinerie yi nga xam ne moo am ay Turquie Istanbul wala yu mel ni yi nga xam ne moom la Sonacos am ak yeneen sax yu ëpp doole yooyu incha allah te ci kàttanu yàlla dinañ ko commencé ci lu yàggul pour mu mën a permettre jeunesse su taalibe yi nga xam ne ak jeunesse su Tivaouane yi nga xam ne dañu nekk Tivaouane di sàkku koom-koom wala di sàkku lu ñu liggéey ñu mën leen permettre jox leen emploi ngir nag defuñu ko lu dul lu jëmmal tarixa yi defuñu ko ngir lu dul lu jàppale xadara bi ndax yàlla ak ñuy suturaal ci seen yeneen i liggéey te ñëwuñu Tivaouane di fi liggéey comme li ñu leen waxoon rek Tivaouane du dëkk bu ñuy wute xaalis ñun dëkk bu ñuy wute yàlla la waaye ndaw Tivaouane soxla nañ ku leen jàppale ci wàllu emploi soxla nañ ku leen jàppale ci wàllu liggéey loolu moo tax ñu wut projet boo xam ne projet industriel la boo xam ni c'est un projet de milliards. donc Tivaouane mu nekk zone touristique boo xam ne sur le plan religieux te nit ñu bëri ñu ngi dem ay Médina ay Màkka di def tourisme religieux di fa dem ñu indi koom-koom est-ce que ci côté infrastructure Tivaouane est-ce que am ngeen yéene ci xalaat boo xam ne Tivaouane ci côté infrastructure jëm ci wàllu ay logement yoo xam ne adéquat am tey événement amatee ku fii ñëw mën dugal seen alal ci dëkk bi aussi mu jëm koom-koom ci dëkk bi nga xam tey jii ni kat Tivaouane dootul jéggaan yi di dem ci yeneen dëkk yi pour mën a am koom-koom. bon loolu liñ ciy wax rek gis nga li nga wax tourisme religieux lu am importance mais ci anam bi tourisme religieux di doxee di Màkka wala feneen ak feneen loolu soo koy wax dafay dem ci domaine construction de ay hôtel ak yooyu mais Tivaouane ni mu bindoo ak li ñu fiy wut tey di fi def ay hôtel wala yooyu normes yi am Màkka wala Médine ak normes yi am Tivaouane du benn donc soo ko fi defee dafay jur leneen mën na créer ay débauche mën na créer leneen loo xam ni bokkul ak li Tivaouane soxla li ñuy ñaan rek mooy taalibe bu nekk mu am fi wàccuwaay am fi kër gu méngoo ak li Tivaouane soxla actuellement boo xam ne ku fi ñëw xam ne Tivaouane ville lumière la ville religieuse la mais nag dëkk la boo xam ni war na méngoo yeneen dëkk yi am ci àdduna bi yëpp loolu daal ay ñaan yàlla pour taalibe yëpp mais quant à di créer loo xam ni dafay nekk ay hôtel ak yooyu fii ci Tivaouane day mujj doon loo xam ni kenn du xam lan lay ndiru te ñaanu yàlla Tivaouane dem doon ndiroog loolu wax dëgg yàlla. jërëjëf Abdoul Aziz Ndiaye ñu ngi lay sant di la gërëm Jàmm TV bon tey Tivaouane li fi rumeur mooy Abdoul Aziz Ndiaye suba dafa bëgg a wàcc
téeméeri mbana yoo xam ne dana ko taxawal Tiwaawan ci askan wi nga xam ne am nañ gan amuñu lu mu dundee suba ci kàttanu suñu borom képp ku ci am sa gan amoo loo ko dundee mën nga dem ci El Hadj Alla Ndiaye wala Abdou Aziz Ndiaye ñi nga xam ne mooy doomam ñi nga dañu jàkkaarloo lan nga ciy xalaat. waaw loolu sant yàlla bi ñu koy def nag am nañ ci yéene bi ñu amee yéene dañu dem tàggu ji xalifa bi nga xam ne mooy suñu kilifa muy sëñ Babacar Sy Mansour dem ba këram waxtaan ak moom ni ko yéene bi ñu amoon mooy gis nañ ni dëkk bi dina am ay gan am ay nit te ñu bari ñu dëkk ci dëkk bi tam waajaluñu woon ni dañu gàmm ngir topp sa ndigal kon boog dañuy bañ taalibe yi di xaw a tumuranke wala ñi nekk ci daara yi wala ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni dinañu wàcc ci si dëkk bi te duñu am lu ñu mën a dunde wala lu ñu ravitaillé woo ñu doon sàkku ci yow ndigal ngir mën fee togg lu mat téeméeri mbana pour jàppale ko ñi nga xam dañ fiy ñëw te kër yu bari préparé wu ñu gàmm gi ñu jàppale leen ci mooy daara yi ak yooyu loolu incha allah am nañ ci ndigalu xalifa bi pour def ko def gi ñu koy def nag képp koo xam ne nii yaakaar nga ni soxla nga ko rek ak foo mën a nekk boo ko sàkkoo ci kàttanu yàlla jëf gi ñu koy jëf nag pour ki nit ci lenn lu ut ci yàlla rek li ñu koy yëglee nii di ko wax sax dañu bëgg ñi nga xam ne soxla nañ ko te dégguñu ko suñu doxanti see fii ba waxtu bi ñu ko war a joxe bu ñu indee fu ñu leen ci mën a defal muy li ñu mën a yaakaar rek ñu jàppalante bi ko yàlla tax te def liñ ciy def nag ñi ngi sàkku bañ cee gis suñu bopp defuñu ko nag ngir leneen lu ut ci yàlla buñ ci gis suñu bopp incha allah. Aziz, ban relation moo dox ci sa diggante ak politiciens yi nekk Tivaouane ak yow ndax yaa ngi waajal ngir ëllëg fi ñu toog ñoom yow nga toogal fa Tivaouane. waaw man relation bi ma am ak Tivaouane relation spirituelle la man comme ni ma ko waxee du Géejawaay man je suis pas un militant de Tivaouane du ma fi électeur man Géejawaay laa dëkk fa laa juddoo fa laay voté Tivaouane sama dëkk spirituel la dama fi ñëw ngir sàkku si leer dama fi ñëw ngir sàkku si yàlla du ma fi électeur te man comme ni ma ko faral di waxee man li ma bëgg a nekk moo ma dàqal maire moo ma dàqal président de la république man taalibe Seydi Hadji Malick laa bëgg a doon bëgguma nekk président de la république bëgguma nekk ministre bëgguma nekk maire bëgguma nekk député li ma bëgg a nekk yàlla na ma ko yàlla def muy taalibe Seydi Hadji Malick point bëgguma nekk leneen. ñu lay sargal ci loolu bu baax a baax. Xaasim Samb Ecotiv waaye tamit Tivaouane nekk dëkk boo xamante ni bu stratégique la tey jii ku ko jiite yaakaar naa ni da ngay am carnet d'adresse bu baax pour yow Tivaouane ak dëkk bi mu doon ak li muy représenté ci ñun ci yan loxo lañ ko war a teg profilu ki ñu ko war a teg ci ay loxoom lan la war a doon. loolu naa ko bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo koy sàkku te am programme soumettre ko électeur Tivaouane ñoom ñu def seen choix ndax ñi koy xëccoo ñëpp am naa ñoom ay relation fraternelle yoo xam ne du ma permettre ma dëkk boo dul électeur di fa def choix da ngay jaxase ñi koy wut si ak di ko sàkku si ki gën ci Tivaouane yàlla na ko yàlla jox loolu rek laa ci mën a wax ñoom ñëpp dama am ak ñoom ay relation jërëjëf Aliou dafa dañuy dellu si tuuti rek xam na dañ koy comme da spécial gàmmu la te bu wax gàmmu wax al xalifa sëñ Babacar Sy Mansour sa relation ak moom lan la beneen bi mooy ndax Aziz Ndiaye li mu daan def ci gàmmu ci kër Seydi Hadji Malick ci kër doomam yeeg sëta bi ndax ren def na waaw maa ngi sant yàlla nag bu baax a baax sëñ Babacar Sy Mansour suñu baay la suñu maam la suñu sëriñ la ndax ni ma la ko waxee ku bëgg a nekk taalibe Seydi Hadji Malick ki fi nekkal Seydi Hadji Malick mooy sa sëriñ te moom moo fi nekkal Seydi Hadji Malick suñu sëriñ la suñu baay la relation yu sen la am ak moom xalifa bi daf may conseiller di ma jox ay orientation ni ma ko sëñ Abdou doon joxe damay ñëw mu ni ma lii neexuma ci yow dama bëggoon nga bàyyi ko te dama koy bàyyi damay ñëw mun ma nii laay doxale dama bëggoon nga ànd ci doxalin bi ma ànd ci lépp lu ma digal maa ngi koy def lépp lu ma tere tam bàyyi naa ko relation boobu laa am ak moom relation taalibe ak sëriñ ak relation waajur ak doom moom laa am ak moom wax dëgg yàlla. Aziz bu loolu jàllee Aziz Ndiaye taalibe Serigne Abdou Aziz Al ban message nga yaakaar ni depuis bi nga dalee dugg Tivaouane ba léegi surtout bi nga gën a jaxasoo ak la jeunesse ban message nga leen war a lancer parce que Tivaouane ville lumière ville verte ville religieuse ban message nga xam ne bon mën nga ko lancer la jeunesse de Tivaouane pour fii ak 10 ans 15 ans Tivaouane nekk dëkk boo xam ne dëkk bu référence la waxuma nag ci wàllu spiritualité waaye ci wàllu infrastructure. waaw man li ma gëm te gëm ko mooy képp kuy jeune wala nekk ndaw wala bokk ci xadara bi dëkk Tivaouane mën nga liggéeyal Tivaouane sans aspirer
di ut ay poste de responsabilité ñi ma gis tam ñuy xëccoo maire bi comme ni ngeen ko waxee di wut leneen mën nañu liggéeyal Tivaouane sans nekk maire ndax am na ñoo xam ne li ñuy daj sax maire bi daju ko am na ñoo xam ne li ñu def Tivaouane sax maire bi def ko kon damay gëm rek di lancer un appel à l'ensemble de la jeunesse de Tivaouane ak ñi fi nekk ñëpp nañu ànd bokk ndey bokk baay liggéey ngir Tivaouane jëm kanam parce que Tivaouane tey su jëmee kanam ñëpp la jëmal kanam jeunesse bi nañu gëm ne tey dëkk ndaw bokk na ci li koy defar dëkk ndaw bokk na ci li koy tabax nag tey jaara ci loxo ndaw mooy création d'emploi nañu créer ay emploi créer ay ressources li nga xam ne dafa wër Tivaouane nekk ay industrie wala yeneen ci seen ay RSE nañ ci bàyyi xel jeunesse su Tivaouane nañu jàppale Tivaouane te képp ku bëgg Tivaouane aussi te nekk fi jéemal nga créer emploi comme ni nga ko waxee rek dëkk spiritualité teewul mu am emploi ndax ndaw ñi aussi suñu bëggee matale seen wàllu yàlla aussi foog ñu am lu def seen ay poche foog ñu am lu ñu mën a suturale seen bopp te loolu liggéey rek moo leen ko mën a may woo lancer un appel à toute la jeunesse de Tivaouane nañu takku doon benn ànd liggéey Tivaouane ngir Tivaouane jëm kanam loolu mooy sama message. baal ma tuuti rek maa ngi jël Aziz kër gu rafet gi nga tabax buñ ko doon takk ci wàllu koom ñaata lay tolloon. wax naa ko di ko waxati c'est-à-dire yellatul ci man wala man fi ma toll ci Tivaouane di sàkku fi doon taalibe di fi def dara di ko xayma wallahi kër gi bi ma koy tabax dama ne daal lépp lu ñu def Tivaouane duñ ko wutal app amul lu ma ko limite amul lu ma ko fu ma koy yemale fi ma koy yemale daal mooy lépp lu nekk sama poche yéene naa ko Tivaouane bii benn la rek ci liñ fas yéene def ci Tivaouane am na yeneen fas yéene wu ñu yem ci lii ndax Tivaouane mooy suñu dëkk xol lépp lu ñu am ak lépp lu ñu am yéene nañ ko Tivaouane liñ ci def xaw ma ko wallahi alazim xaw ma nu mu toll xayma wu ma ko seetu ma ko wallahi xawluma sax ñaata la. benn question rek El Hadj Niang ci Tivactu TV xam nañ ni entrepreneur nga tey nekk koo xamante ni dootuñ ko présenté te Tivaouane dafa bëri ay jeunes étudiants yoo xamante ni ñu si bëri ñu ngi yëngu ci li nga xam ne mooy auto entrepreneuriat am ay projet nekk ay porteurs étrangers mais seen problème te ñu gën a mag mooy comment accéder au financement tey yàlla may na la soo waxee nit ñi dinañ ko dégg yan xalaat yan gis-gis nga mën a def pour ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk fii Tivaouane commencé di yëngu ci li nga xam ne mooy entrepreneuriat ñu mën a accéder au financement. bon xam nga accès au financement moom loolu ressortu état la état mooy def ay financement moom mooy def ay programme ak ay projet ñun ay privé lañ privé li mu mën mooy créer emploi mais accès au financement loolu privé mënu ko def loolu am na ay institutions financières yu fi nekk ñoo ko mën def wala état ñun li ñu mën rek mooy fexe créer de l'emploi indi benn valeur ajoutée à Tivaouane te incha allah ci lu yàggul dara di ngeen gis ni dinañ fi commencer def loo xam ni exclusivement les jeunes de Tivaouane ñoo ciy liggéey pour ñu am emploi mais su dee ci côté financement wala côté leneen ak leneen loolu état moom ressortu état la ressortu ay institutions financières la bi ci des aussi ndaw bu bëgg nit ñi financer la utal un projet rentable un projet viable un projet boo xam ni bu baax la te mu nekk pas des projets fictifs loolu rek li ci des nag ñu bàyyi ko ci loxol yàlla subhanahu wa taala. léegi ñu gis nga Pape Oumar Kairé Tivaouane 24 ñu gis nga woote ni képp koo xamante ni juru gàmmu jot na nga mën a indi foo xamante ni dañ la ci defal loo xam ne du nga ko mën a yóbbu teralee ko say gan léegi ñu gis nga woote boobu léegi ñi ngay woo nag lan nga leen di dénk par rapport ak ñu diggalu xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour pour mbas mi ak bu ñu dikkee naka lañu war a mel. respecté ndigalu xalif bi rek loolu moom wax nañ ko sànq am nañ ndigalu xalifa bi ngir def ko ñii ñëwit di ko sàkku si ñun ñëpp nañu ànd respecté ndigalu xalif bi rek c'est l'essentiel. Aziz ñu ngi lay nuyu. déglu nañu léegi nga wax ci wàllu emploi est-ce que mën nañu xaar Aziz suba mu def fi li nga xam ne moom usine bu jëm ci wàllu Jador wala mu def la ne. Ndiaw da ngay yéex a ñëw. damaa yéex a ñëw waaw da ngay yéex a ñëw. waaw man dama bëggoon rek seede benn mbir ndax ni ñu koy waxee rek ni nga jàppee El Hadj Mbengue dafa nekk mbir moo xamante ni daf ñu neex en tant que homme de presse muy nit koo xamante ni nit ku baax la donc boo ko jàppee dafa mel ni presse bu Tivaouane yëpp moom nga ko defal loolu dafa nekk seede yoo xamante ni bëggoon naa ko wax maa ngi ñëw te ki nga ko defal mu nekk ku ñàkk ki ñaan lool parce que bu ko neexoon mu tëj buntu yi bu ko neexoon mu mel neneen maa ngi moom dañuy ànd fu ne sa digganteeg El Hadj Mbengue dañu bëgg a jeexal loo ciy doon waaw Ndox TV nag sëñ Babacar moo ñu boole. Alhaji El Hadj Mbengue dama Ndox sëñ Abdoul Aziz Al Amin moo ñu boole.
bi ma koy njëkk a gis ci benn projet la bu ma amoon Tivaouane rek wax ko yëngal taalibe yi pour ñu am vraiment ay idées yoo xam ne lu yëngal Tivaouane mu taal otoom jël paasam ñëw ba sama bureau doon ma ci laaj boobu laa ko mës a gisee maa ngi ko doon seetaan nag ma xam ni kii nit bu baax la nit bu bëgg Tivaouane la nit bu valeureuse la nag ndax ñun ay doomu daara lañ xam nañ nit ku ñu gis dinañ xam lan mooy sa intention ñu xam ni nit ku baax la ñu segg ko nag seet ko ba xam ni mën nañu ànd ak moom di ànd ak moom am sañ-sañu ubbil ko suñu kër am sañ-sañu di ko dugal suñu oto di ànd ak moom fu ñu neex am sañ-sañu di ànd ak moom di tukki El Hadj moo am jikko bu spécial nit ku baax la nit ku spécial la nit ku digne la aussi ndax ñun comme ni ma leen ko waxee bari na nit ñu ñuy fréquenté mais xàmmee nañ ràññee nañ suñu xarit la suñu nit la et vraiment c'est notre frère ñu koy ñaanal yàlla rek ak l'ensemble de la presse de Tivaouane yàlla may leen réussite yàlla may leen ndam yàlla defal leen xéewal nag defal leen tawfeex ba fi ñuy dégg presse yëpp ñu dégg leen li ci des nag xam naa ni tasaaroo bi baax na ku ne moom sa yëfu bopp mais doon na baax tam ngeen boole seen ay doole dina tax bu leen nit bëggee jàppale mu yomb ngeen créer benn médium wala benn média bu mag boo xam ni digne de ce nom même une grande télévision boo xam ni basé wu fii à Tivaouane c'est possible yéenay xool ngeen organiser wu seen biir mu nekk loo xam ni mën na créer emploi yéen ñëpp ngeen bokk ko su boobaa bu ngeen ci soxlaa suñu ndimbal nous sommes prêts à vous accompagner ngeen créer une très grande maison de presse digne de ce nom ici à Tivaouane et pare nañ pour accompagner leen ci incha allah. Aziz duñ la bàyyi nag ndax yaa moom Huile Jador. dinaa def tuuti publicité parce que doomu Tivaouane nga. en même temps li nga am nga koy delloo si Tivaouane. mais autosuffisance amu fi. Abdou Ndiaye moo ko fi yoroon du doy. waa Tivaouane li ñu bëgg jàppale la ko nee nañu dawlin ji doyu fi pat bi doyu fi te dañoo bëgg Tivaouane nekk ci dëkk bi gën a mën a jënd sa produit ndax doomu Tivaouane la. lan ngay xaar ci loolu parce que doyu fi parce que ñun ñu ngi ci biir marché bi. mais ubbi nañ fi benn magasin sama benn mi ngi fii ci marché bi. sama benn grand frère boo xam dafa jógee ba États-Unis ñëw topp fii uniquement pour représenter fi Jador. pour ñu am autosuffisance. pour Jador doy sëkk ci Tivaouane. Jador moom alalu ñëpp la. rawatina Tivaouane. su ko waa Tivaouane dee jënd la jëy ruuse biir Tivaouane lay duggaat su ko waa Tivaouane dul jënd la fu mu mën ne ruuse dina dugg biir Tivaouane seen yëf la yéen a ko moom. seen bébé la ñun li ñu mënoon mooy créer ko doxal ko ba mu nekk fépp seen yëf la yéen a ko moom mi ngi noonu daal jàpp leen ni première bouteille bi ñu ci njëkk a defar Serigne Abdoul Aziz Al Amine moom moo ko validé bi may créer Jador en 2017 dama ñëw comme ni muy waxee ndaw yëpp ni ma projet moom dama ci sonn réalisation rek ma ni ko dama bëgg a créer benn marque boo xam ne man maa koy moom déclaré ko OAP yi déclaré ko fépp bi ma ko déclaré dem defar premier échantillon bi moom laa ko jox bouteille bi ci moom laa ko jox mu téye ko fa ba mu neex ko mu woo ma ni ma ñëwal jël si lam ca def nag ak lam ca deful moom moo ko xam waaye li ma mën a xam daal yàlla def na ci barke te barke boobu yàlla na sax loolu daal laa ci mën a wax seen yëf la yéen a ko moom. Aziz sa kàddu gu mujj ñi ngi lay sant nag bu baax bala ñu laa bàyyi nga def sa kàddu gu mujj waa presse bi yëpp ñi ngi lay sant. di la gërëm Aziz wax ci horizon 2025 parce que addina bi horizon 2025. ah dafa créé horizon 2025 mooy bi mu créé woon pour 60 milliards yi pour Tivaouane. waaw non boobu de aboutirul de. waaw d'accord moom laa bëgg mu wax ci rek parce que. Aziz loo ciy wax bala ngaa xam nga man yéene laa amoon pour Tivaouane sama yéene yi ma amoon yëpp objectif bi moo doon jumaa yi Tivaouane sama yéene sama xalaat yëpp dama ko boole dugal ko ci yéene xalifa bi nga xam ni lépp lu nit di def Tivaouane moom nga koy defal maag ñama ci àndaloon di ci liggéey ak xalaat yi ñu ci amoon yëpp dañ koo jël dëxañ ko ci liggéeyu xalifa bi dugal ko fa moom mi ngi koy doxal ñëpp gis nañ ni commencé na jumaa yi Tivaouane liggéey baa ngi avancé te loolu moo doon yéene Tivaouane moo doon yéene taalibe yi yéene boobu ñu amoon ak bëgg-bëgg bi dëxañ nañ lépp dugal ko ci ndigalu xalifa bi te yaakaar naa ni liggéey baa ngi dox. kon El Hadj Mbengue horizon 2024 mi ngi daanu na ci biir Ansaaru Nour as-Sunni bi yor liggéeyu jumaay Seydi Hadji Malick. Aziz ñi ngi sant la presse bi yëpp ñëpp di sant suñu mag El Hadj Mbengue ndax moo piloté li di la remercier ci li ñu accordé ITV bi di la bàyyi nag nga joxe sa kàddu gu mujj ak nan ngay wax ñii ñëw gàmmu si ne ca champ de course fépp te près nekk mu ngi ñëw gàmmu si lan nga ne di wax. waaw sant yàlla rek di ñaanal yàlla ñi nga xam ni ñu ngi ci biir dëkk bi ak ñi ñëw di gàmmu si
ci seen i kër comme ni ko xalifa bi waxee ak ñeneen ñi gàmmu si ci anam bi ñu ko sentir yàlla nañ yàlla nangu seen gàmmu ñoom ñëpp yàlla na yàlla jàppale Tivaouane yàlla na yàlla dëgëral Tivaouane daal yàlla na mel ni Médine natul mun a war a incha allah loolooy suñu yéene mooy suñu pas-pas ci loolu lañ gëm te mën na nekk te gëm naa ni c'est possible kon yàlla na ko yàlla doxal yéen nag ñu ngi leen di santaat di leen gërëm maa ngi leen di fàttali li ma leen waxoon léegi ngeen bàyyi ci xel organisez-vous créer benn média forte bu dëgër boo xam ni dañuy xam ni lii c'est pour Tivaouane xam naa ni nag gars yi vu yeeg yeneen yi intéressé na leen pour dollars yi wàcc par ndànk-ndànk mais bu ngeen defoon lu mag yéen ñëpp di ngeen ci gis seen bopp incha allah jërëjëf Abdoulaye jërëjëf merci beaucoup mbokk